Cheikh Anta Diop. On célèbre son anniversaire chaque 7 septembre 1986 ci région bu Dakar. mu nekkoon ab historien, anthropologue et aussi homme politique. Cheikh Anta Diop ci dundam yépp mu wane ni Afrique noire mu fësal ni seeni aada, mu fësal seeni civilisation, yëkkati der bu ñuul, parce que tubaab yi dañ ñoo mësax naxee naan nit ñu ñuul ñi amuñu histoire, amuñu taarix, maanaam ay mala lañu jàppee ndeysaan. Cheikh Anta Diop ci xam-xamam bu sell bi def ay gëstu, bind def travail scientifique, wane ni Afrique dafa am histoire avant la colonisation. Afrique dafa am histoire ay junni at ca gannaaw. moo tax ba mu ne Afrique ci boppam moo influencé li nga xamante ni mooy àdduna. donc bu dul woon Cheikh Anta Diop làmbaay dina ñaaw, parce que dafa siggi nit ku ñuul, jox ko gëddëm, yëkkati ko nag ci àdduna wërgal këpp pour ñëpp xam ne Afrique rawatina ka nit ku ñuul du doomu àdduna bu ñuy tuutal. ci vidéo bi nag di ngeen découvrir parcours nit ki mooy kan, yan liggéey la def pour wane ne Afrique acteur principal la ci histoire àdduna. dinañ wax tamit ci carrière politique am ak Senghor, naka la ko Senghor xeexee fii ci Sénégal pour néewal ko doole ba yéene bi nga xamante ne amoon na ko mu jëmbal ko fii ci Sénégal. Cheikh Anta Diop nag moo ngi juddu le 29 décembre 1923 ci Ceytu, nekk ci département bu Bambey ci région bu Diourbel fii ci Sénégal. Cheikh Anta Diop bàyyee ko ci famille wolof. bi mu amee nag 20 at ak ñett ci la dem nag Paris, maanaam France, jàng lépp li nga xamante ni mooy physique chimie. mais yamu ci da see doole jàng li nga xamante ne mooy histoire ak lii di science sociale. mais ci jàngam Cheikh Anta Diop dafa adopté benn point de vue boo xamante ne dafay méngoog li nga xamante ne mooy Afrique, fexe ba yëkkati der bu ñuul, weddi tuumal yi ñu koy teg ci doomu africain yi, comme quoi que ni ay askan lañu yoo xamante ne amuñu démb. en 1951 Cheikh Anta Diop ci direction Marcel Criol bind benn thèse doctorat ci université bu Paris. ci thèse doctorat boobu muy expliquer ni Égypte ab dëkk la boo xamante ni ay africain noir ñoo ko sanc, ñoo ko sos. làkk yi nga xamante ni égyptien yi moom lañuy làkk ak culture égyptienne yi ci boppam bi nga xamante ni occidental yi dañ ci inspiré wu Afrique noire la sokkee ko balaa dara di am. loolu moo wane ni thèse doctorat boobu li ci garaaw mooy français yi ci boppam dañoo bañ ni Cheikh Anta Diop du ko présenté, maanaam présenté wul thèse doctorat boobu ba mu ko bindee ba pare. thèse bi livre lañ ko mujjee def, tuddee ko Nation nègre et culture, bi nga xamante ni ñoo ngi ko publier en 1954. en 1960 lañu xaar pour jox ko li nga xamante ne mooy doctorat bi. teewul Cheikh Anta Diop moo ngi wéy di amal spécialisation ci li nga xamante ni mooy physique nucléaire ci laboratoire chimie nucléaire bu nekk collège bu France. li mu ci jublu mooy créer ay méthode, ay approche yoo xamante ni dina ko mën a may mu gën a yaatal xam-xamam jëm ci wane ni Afrique dafa am histoire bu am solo.
ci liggéeyam tamit mu sukkandiku ci ay citation yoo xamante ni ay nit yu mel ni Hérodote ñoo ko def ay citation yuy firndeel ni Égypte ancien Égypte bu yàgg ba seen xar kanam yi sax daka nuroog africain noir yi moo xam ci seen wàllu couleur moo xam ay nit yu ñuul lañu woon avant ñuy nekk ay nit yu xees soo xoolee seen wàllu kanam nu ñu mel seen bakkan yi ak seen tuñ yi ay ressemblance la yoo xamante ne ay africain noir la yoo xamante ni au fil des années au fil des millénaires ñuy transformé wu doon ay nit yu weex mais bu ñu remonter dans l'histoire ay nit yu ñuul la woon comme ñun Cheikh Anta Diop dem ba wane ne ci lu leer naan culture égyptien yi ci boppam moom culture nègre la maanaam ay nit yu ñuul la woon mais yamu ci sax aspect physique bi maanaam ci wàllu melokaanam maanaam kanam bakkan ak aspect physique yi ma la limal mais même ci côté langue boo xoolee Égypte dañoo am ay langue yoo xamante ne dafa inspiré wu muy ñun suñu làkk yi di séeréer moo xam muy wolof boo jëlee wolof tey danga koy fekk ci làkk égyptien antique bi en 1960 bi mu amee li nga xamante ne mooy doctorat bi nga xamante ni français yi mu jéel nañ ko jox ba mu ñibbisee Sénégal jàngale en tant que maître de conférence ci université bu Dakar bi nga xamante ni xam nañu ne tey moom lañu ko dippee teewul en 1981 la am titre professeur lépp dinañ ci ñëw après parce que ay problème la yoo xamante ni moo waral li nu mel ñu bàyyi ko ba 1981 jox ko titre professeur ak maxaama bi mu am dinañ ci ñëw léegi en 1966 la créé li nga xamante ne ci biir université bu Dakar premier laboratoire africain bi nga xamante ni ay spécialistes ci wàllu détention des fossiles archéologiques ànd seeg commissariat français bu héritage atomique bi muy CA ci laboratoire boobu Cheikh Anta Diop def ay texte mélaline utilisé maanaam ay échantillon wu deru doomu aadama yi nga xamante ni nekk nañu Égypte méngale ko ak ñun suñuy yos yi maanaam africain noir yi ci bi mu ko defee résultat yi daf ko jox ni effectivement ñoom Égypte yi seeni origine mooy Afrique noire nga dem dans des années 70 Cheikh Anta Diop dafa participer ci comité scientifique international bi nga xamante ni dañ see lëkkaloo ki nga xamante ni mooy UNESCO pour élaborer histoire générale bu Afrique nekk benn projet éditorial boo xamante ni moo ngi tollu ci 8 volumes mi ngi bind ouvrage boobu noonu Cheikh Anta Diop participé ci colloque international bu Caire en 1974 mu nekk moment boo xamante ni moo ko may mu confronté maanaam méngale méthode yi nga xamante ni doon na ko def ay recherche France yeggali ko fii ci Sénégal wane ay résultats de recherche yoo xamante ni àdduna wërgal këpp teg ci seen bët ci colloque international boobu Cheikh Anta Diop bind benn chapitre tuddee ko l'origine des anciens égyptiens ci colloque
boobu noonu spécialiste yi fa teewoon ñépp dañoo approuvé résultat yi nga xamante ne Cheikh Anta Diop présenté woon na ko fa moom ak Théophile Obega di firleen ni Égypte ancienne Afrique noire lañu sokkeekoo fa lañu inspiré woo jamono moo dox ba soppeeku am donc ci tënk rekk Cheikh Anta Diop moo nekkoon noonu pour wane ni leen liggéey bi nga xamante ni defoon na ko pour siggil der wu bur ñuul ci àdduna wërgal këpp. D'ailleurs en 1966 ba ñu organiser festival mondial des arts nègres fii ci Dakar Cheikh Anta Diop dañ ko def auteur africain bi nga xamante ni moo ëpp maxaama maanaam moo ëpp dayoo bi nga xamante ni def na ko ci liggéey bi nga xamante ni mooy au 20e siècle bi mu nekk aussi lu am solo. Le 8 février 2008 ministre de la culture bu Sénégal muy Mame Birame Diouf dafa inauguré benn mausolée ngir delloo ñukkal ki nga xamante ni mooy Cheikh Anta Diop ci village nataalam muy Ceytu. mausolée boobu noonu bokk na ci site yi nga xamante ni moo gën a màgg fii ci Sénégal. soo jëlee tamit université bu Dakar université bi nga xamante ni en mars 1997 Cheikh Anta Diop lañ ko tuddee. Cheikh Anta Diop aussi ci liggéeyam bu am solo bi mu def ba siggil der bu ñuul def nañu ko honoré ko Grand Prix de la Mémoire édition 2015 par des associations littéraires. ba léegi ci leeral ci jàngale bi nga xamante ne Cheikh Anta Diop jàngale na ko. Cheikh Anta Diop day expliquer ni pour ñu ko xamul liggéey bu am solo bi nga xamante ni defoon na ko. Cheikh Anta Diop day wane ni doomu aadama ci boppam ñu koy tibbee Homo sapiens mi ngi ñëkk feeñ ci li nga xamante ne mooy latitude tropicale yi ci Afrique. boo xoolee ci dëkkuwaay yi ñuy woowee lak Cheikh Anta Diop firneel ka ni doomu aadama yu njëkk yi yu ñuy woowee Homo sapiens yi ay nit yu ñuul lañu woon ci kaw suuf. dafa dolli ka ni ci ay junni at nit ku ñuul kese moo nekkoon ci kaw suuf, amul woon nit ku weex. Cheikh Anta Diop dafa firndeel ni nit ku ñuul moo njëkk ci kaw suuf. te aussi ba ñu waree àdduna ba mu jeex osman yi gën a yàgg ci àdduna biñ leen seetee Afrique lañu sokkee ko. osman yi nga xamante ni gis nañu ko fii Afrique ñi leen découvrir li toll ci 100 fukki junni at, alors que ni boo demee de aussi soo demee fi nga xamante ni mooy Proche-Orient par exemple osman yi fa gën a yàgg booy xool 100 junni at kese lañ fa nekkoon. maanaam doomu aadama bi njëkk ci kaw suuf Afrique la sokkee ko. de loolu soo xoolee communauté scientifique yépp dañ see àndandoo d'accord ci looloo tax Cheikh Anta Diop ne Afrique mooy le berceau de l'humanité. bépp phénomène civilisationnel bu am ci àdduna fii la sokkeekoo ci Afrique. léegi nag Cheikh Anta Diop di dem di expliquer ni Homo sapiens yi
maanaam doomu aadama yi njëkk ci kaw suuf yi. li tax nag ñu tasaaroo ci àdduna bi, maanaam soo xoolee phénomène climatique yi ak li nga xamante ne mooy disponibilité naturelle yi, maanaam ci wàllu boobu moo tax ñuy tasaaroo ci àdduna ba diversité am ci àdduna. ñuy gis ay nit yu weex, ay nit yu jaune, ay métis, diversité culturelle boobu, mais lépp Afrique la sokkee ko. Cheikh Anta Diop mu siggil nit ku ñuul de Cheikh Anta Diop yamul rekk di def comparaison entre Égypte antique et li nga xamante ne mooy Afrique noire. def na aussi comparaison ci wàllu physique, dafa dem ba ci wàllu làkk yi, maanaam làkk bi nga xamante ni moom la ñuy làkk, parce que suñu làkk yu ñuy làkk fii ñun, muy wolof, muy séeréer, muy yeneen làkk yi, boo xoolee même aspect linguistique yi lañuy fekk fi nga xamante ne mooy Égypte ancienne, parce que làkk yu ñuy làkk fii moo dem ba yegg ñoom nga xamante ni mooy civilisation yi dem nañu ba gis li nga xamante ni ay kàllaama yoo xamante ni Égypte ancien bu ñu prononcé moo yooyu noonu moom lañuy prononcé. même chose langue bi ñuy wax wolof, boo jëlee tamit làkk séeréer da ngay gis ay même terme yi ñuy retrouver ci li nga xamante ne mooy Égypte ancien. du dara lu dul ay culture yoo xamante ni dañoo dem ba law dëkk yoo xamante ne ressemblance yi travaux scientifiques lañu approuvé yu wane ne lépp fii la dooree ngi nit ku ñuul, lépp ci ñun la sokkee ko. nga jël tamit ci wàllu culture, soo jëlee ci wàllu xarafal, ñoom dañ doon def xarafal parce que moo tax ñuy wax Égypte, parce que Égypte dafa inspiré li nga xamante ne mooy occidentaux yi. tey boo jëlee dëkk bu mel ni Grèce, seen philosophe yu gën a mag dañuy ñëw Égypte jàng fa, maanaam Afrique noire. boo inspiré ci égyptiens yi, Égypte boobu ci boppam seen civilisation inspiré li nga xamante ni mooy les occidentaux. moo tax Cheikh Anta Diop jël exemple foofu noonu, parce que xarafal bi nga xamante ni lañuy gis dëkk bu Afrique yi, Égypte ancienne diñ ko doon def. même culture, lépp Cheikh Anta Diop daf ko wane. ñu ñëw nag li nga xamante ne mooy carrière politique am. Cheikh Anta Diop nag moo ngi engagé wu ci politique en 1947. ca jamono yooyu Sénégal amul woon indépendance. en tant que africain mu taxaw moom ak ñoñam ak ay yeneen ndaw yu taxaw ni Sénégal dafa war a am indépendance pour que ñu tabax état fédéral fii ci Sénégal. Cheikh Anta Diop poussé na ay jeunes africains yu bari ngir ñu dugg ci wàllu politique pour engager wu pour ñu am Afrique bi ñu bëgg. en 1953 moo nekkoon secrétaire général étudiant Rassemblement démocratique africain muy RDA. mu doon dénoncer di xeex ngir Afrique am li nga xamante ni mooy indépendance am. d'ailleurs journal bii di La Voix de l'Afrique noire bindoon na ci ab article Cheikh Anta Diop di xamalta ni colonisation ak lépp luñ ko mën a def baaxul ci intérêt africain yi. mais xeex bi yamale wu ko foofu ci wàllu politique.
mais aussi ci wàllu culture participer ci congrès boo xamante ne ay écrivain la yoo xamante ni ay nit ku ñuul lañu ay nit yu ñuul ñoo ko doon def ba 1960 Cheikh Anta Diop publier li nga xamante ni moom la considéré comme plateforme politique bi ñu tuddee les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire maanaam moom yéene moom moo nekkoon Afrique rocceeku ci li nga xamante ni mooy dépendance ñu créer état fédéral boo xamante ni dëkk africain dinañ ci nekk benn boole ci doole am économie bu forte boo xoolee débat politique am fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop bokk na ci ñi ko démocratiser bokk na ci ñu doon encourager opposition bi pour que ñu jàmbaloo nguuru Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni daanaka pion France la woon France moo ko fi yabaloon rekk teg ko fi mais nekkul woon di liggéeyal Sénégal mais le 9 janvier 1960 Cheikh Anta Diop ginnaaw ba mu soutenir thèsam bi nga xamante ne mooy thèse doctorat yi nga xamante ne mooy Charbonne mu ñibbi ci Sénégal jàmbaarloog Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni déggoowuñu woon ci ay gis-gis muy ay idéologie muy ci ay kàddu ñoom ñaar daanaka déggoowuñu ci dara parce que li mu doon wax mooy négritude alors que Cheikh Anta Diop li mu gisoon mooy renaissance africaine boo xamante ni judduwaat Afrique bu bees boo xamante ne di ñii sukkandeku ci li nga xamante ne moom la fi suñu maam yi bàyyi woon ci valeur ñu sukkandeku ci loolu pour promouvoir suñu làkk yi comme ni ko chinois yi defee d'ailleurs Cheikh Anta Diop dafa neewoon benn dëkk mënul développer sans làkkam de histoire jox na ko raison bu weesoo États-Unis bi nga xamante ni seen làkk la ñuy wax Allemagne aussi pourquoi pas le Sénégal Senghor dafa neewoon l'émotion est nègre la raison est laine maanaam lépp lu jëm li nga xamante ni mooy côté sentiment mental nit ku ñuul la woon mais lépp lu jëm ci xalaat xel tubaab moo ko moom daanaka Senghor dañoo saaga mais Cheikh Anta Diop daf ko tontu ni ko Cheikh Anta Diop wax mooy Senghor day profitoo li nga xamante ni mooy ànd ak blanc yi pour rey aada Afrique de def na ko ba pare Senghor danaan dafa bëgg Afrique waaye bëgguñu parce que rey na suñu culture de aussi tubaab yi lay topp parce que tubaab yi dañoo utiliser nit ku ñuul comme Senghor pour mën ñoo rey pour mën ñoo nax parce que tubaab yi ci wàllu gis-gis moom tubaab la Senghor ñu teg ko fi mu ñuy lor Senghor tourné na nag néewal doole Cheikh Anta Diop biir université bu Dakar jox ko simple poste chercheur ci laboratoire Institut français Afrique noire muy IFAN Senghor war na Cheikh Anta Diop dem ba recruter ko ci bloc des masses sénégalaises muy BMS jar ko ci pax ba recruter ay ñoñam Dakar teg dil recruter ay xaritam recruter ay ñoñam loolu la Senghor def Cheikh Anta Diop musul taxaw mu créer beneen parti tuddee ko le Front National Sénégalais tuddee ko FNS at yi di dem Cheikh Anta Diop créé waat RND
muy Rassemblement national démocratique. ba mu ko créé Senghor joxu ko li nga xamante ne papier bi nga xamante ne moo koy may mu exercer li nga xamante ne mooy ay activité politique am. mais Senghor yamu si loolu. Cheikh Anta Diop dafa créer journal pour wax ak li nga xamante ne mooy askan yi. mu jël journal bi tuddee ko mu ngi ko tuddee Siggi. ba mu créer journal bi Senghor ni journal bi kenn du ko publier. lu tax kenn du ko publier parce que Siggi bi ni ko Cheikh Anta Diop bindee du noonu. nee na Siggi bi benn G la. nakate Senghor comprendul dara parce que Cheikh Anta Diop Siggi bi mu def am na lum ci jublu mais soo dindee benn G bi dalay dox ci J. mais prétexte la woon ak lay la woon boo xamante ne dafa bañoon Cheikh Anta Diop publier journal bi. Senghor lépp def na ko ak Cheikh Anta Diop pour xeex ko. def na ko aussi Mamadou Dia tëjlu ko kaso néewal ko doole pour lan gën a sàmm intérêt français yi. tey bi ñuy dund situation yi metti yi Sénégal dara waralu ko lu dul lii. bon fii laay terminer di leen wax n'oubliez pas de liker sur mon page YouTube et aussi Instagram Ziza.